mbokk yi jaa ngeen jëf ci taamu bi Walf TV dal leen jàmm si seen magazine de la mi-journée ñu am mbégte tey dalal Lamine Kébé di coordonnateur régional bu Dakar bu UCG sëñ bi Kébé ñu nuyu la dalal la ci Walf TV. Assane ñu ngi lay ziare bu baax di rafetlu invitation bi di leen gërëm bu baax ci taxawaay bi. ku dégg UCG xam na li ñuy waxtaanee mooy wàllum seetal ak mbalit yi nga xamante ne mi ngi ci Ndakaaru ak mbedd yi nekk Sénégal UCG boobu sax daal di jóge si tur boobu muté dem tuddi ji Sonaged coppite googu lan lay yokk ci këru liggéeykaay boobu. waaw ci loolu dañuy sant Yàlla bu baax. gërëm suñu ministre Abdoulaye Sidé Sow bi nga xamante ne taxaw na ci thème pour gunge boîte bi ñu am ce changement institutionnel bi nga xamante ne yàgg nañ ko xaar pour que mu mën a soppi yenn jafe-jafe yi ci loolu itam suñ ko mënee am dañuy gërëm suñu kilifa monsieur Massia bi nga xamante ne taxaw na ci thème xar ci tànk tubéem également pour que loolu mën a aboutir parce que li mu bëm dëgmal pour Sénégalais yi pour que ñu mën a am un cadre de vie décent jox Sénégalais yi fu ñu mën a nekk niveau de propreté bu assez conséquent donc loolu mënuñ ko am lu dul ñu soppi taxawaay bi soppi structure bi soppi yeneen yi ci nga xamante ne yëpp na ci mën a nekk pour ñu mën a wóyal li nga xamante ne mooy une société bu forte et loolu dañuy bàyyi rek son excellence monsieur le président de la République mu dëgmal ci li nga xamante ne mooy primeur information bi wax li nga xamante mooy les grandes orientations fi ñu bëgg a jëm ak naka la ko xalaatee pour que ñu mën ko wóyal. alors li waral invitation bi ci contexte bi moom mooy tabaski ndaxte ku ne tabaski Sénégal gis mbalit ni muy feesee ci mbedd yi ndax li ñuy consommer dafa bëri te kuy consommer lu bëri di nga bëri mbalit naka ngeen fas yéene def ak mbalit moomu ren. waaw tabaski buñ ko waxee rek xam ne day am surproduction parce que nag bu ñu jëlee ci bés yi yëpp 365 jours bésu tabaski bi mooy nekk bés bi nga xamante ne li ñuy gën a constater pic de déchets donc loolu dafa laaj ko nag ñu préparer bu baax jéem a mettre en place un dispositif bu gën a mucc ayib gën a dëgmal yi gën a yokk taxawaay bi nekk bi amoon malgré que am na effort yu ci am mais ñu gën koo taxawal gën a préparer parce que xeetu mbal bii génn ci tabaski bi dafa nekk xeetu mbal bu xaw a doy waar te kenn mënul dëkk ak moom donc yooyu noonu nag il faut nga am ko benn dispositif spécial donc loolu moo tax ñu créer lu ñuy wax ay point tabaski jël ay kees yoo xamante ne genre lu kii la yu xaw a yaatu yu gën a mucc ayib yu nekk en fer nga xamante ne dina mën a contenir lu bëree bëri su ko defee ñu jël dispositif mën ko génnee waaye du ñem ci loolu dafa am loo xamante ne dañuy am nañ point yoo xam ne mooy les PRN les points de normalisés nekk na ay barab yoo xamante ne ku ci mënul xaar ay oto bañ génn nga mën ko fa dëgmal dugal ko fa ñu mën ko def en tout cas daal ñu ngi xalaat bu baax parce que tamit contexte bi nga xamante ne la tabaski bi tombé di nekk nawet amaana mu taw te bu tawee mun na indi beneen gàllankoor ñu ne foofu nag ñu itam am na ci ruq yoo xam ne mbala am na ci quartier yoo xamante ne pour dugg fa ak suñu oto yi day xaw a jafe ñu ne kon nañu jël ay tricycle mobiliser nañ ko préparer wu en conséquence ba fépp foo xamante ne daal nit mun na fa def lewetal ay xaram mbaa mu def fa loo xamante ne mun na am mbalit ñu mën a dugal oto yi dugal tricycle yi jël maintenant centre d'appel bi ñu mën a woote pour ñu mën a gérer maintenant dispositif la en tout cas daal taxawaay bi préparé nañ ko bu baax tabaski nag pour ñu gagné ko li ngay wax noonu Assane du rek dañuy xaar ba si tabaski defar ko je pense que 15 jours avant am na matuwaay yu ñu jël oo suñuy nattango yi waxtaan ak ñoom mobiliser leen convaincre leen pour que mu au moins mën a am engagement ñu mën a am engagement technicien surface yi di leen gërëm bu baax parce que tag aujourd'hui da ngay génn waxtu woo wante génn muy bëccëg muy suba muy ngoon ñu ngi ci terrain bi donc loolu déjà wane nañ couleur bi te ñu ngi am yaakaar ne bés bi dinañ mën a taxawaay bu mucc ayib pour mën ñu gunge également pour ñu mën a wóyal li nga xamante ne moom la ñu mettre en place comme schéma opérationnel. muy schéma boo xamante ne spécial noonu ngeen ko tuddee ak ay points yoo xamante ne ay points tabaski léegi ñuy limal lu tolloog ñeent fukk ak ñaar ci Ndakaaru rek. ñeent fukk ak ñaar yooyu fan lay nekk ak naka la points yooyu mel. xam nga point yooyu mooy du rek dañuy xool fu ñu fiy neex ñu teg ko fa dañuy xool barab boo xam ne dina mën a am lieu de convergence ñu xaaxal na barab bi man mi yeewu de mbala penda mi yeewu mbala adam mi yeewu buy tuur si mbala daba fa muy teg di tuur mbalitam mooy foog nga xamante ne naturellement fa la ngay teg te buñ ko bàyyee defuñ fa dispositif boo xam ne dina mën a prévoir maintenant loolu noonu mun a am débordement donc ci point yooyu la ñuy xool ni mu gën a amee complication ñu teg fa ay kees mooy kees yi ma la wax léegi bu dee fi nga xamante ne nag dafa xaw a diggu dóomu te warul mën a am contenance bu bëri ñu teg fa nag maintenant ay bacs de 160 litres bi nga xamante ne renforcé nañ ko bu baax ci Ndakaaru ak ci Sénégal yëpp ci yeneen pôle yëpp pour que maintenant fépp foo xam ne daal dañ gis ne daal mun na nekk point boo xam ne de dépotoir naturel ñu mën fa indi ay mbalit Dakar la ñu gën a concentré ci document bi nga yor mooy ñeent fukki point ak ñaar yoo xamante ne li xayma nañ ko te du yemuñu foofu rek am na si yoo xam ne sax dañ ko deful parce que point yoo xam ne naturellement def nañ fa dispositif
mais yi nga xamante ne spécifiquement pour tabaski bi mooy ñeent fukki poñ ak ñaar yoo xamante ne jàpp nañ ne ak li ñu yoroon bu ñu ko si toftalee ak suñu système de collecte bi ak les benn ordures jàpp nañ ne li ñu war a mën a wan Sénégalais yi ci Ndakaaru comme ni ñu ko defee woon daaw yàlla mënuñu defal tawfeex. dañuy dese Dakar ndax Dakar dafa xaw a spécial. Absolument. ak contexte bi ñu nekk tabaski hivernage BRT. cocktail bu explosif la bu ñu moytu. absolument waaw loolu moom loolu dëgg la moo taxit ñun itam bàyyi nañ ci xel parce que bu ñu ne nawet bi rek déjà mooy tricycle yi. parce que boobaa yoon yi day xaw a xaar te day compliqué donc ñu prévoir nañ loolu. donc bu ñu ñëwee jël li nga xamante ne mooy tabaski bi renforcer nañ suñu système bi parce que ci loolu dañoo lépp képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci boîte bi du ñu rek ñooy UCG mbala ñooy indi Sonaged ñoo yor mbir bi dafa am ci ñoo xam ne ay concessionnaire lañ ñoom ñoo yor seen i oto ci dawal mais ñooñu comme nag ñun ci nuñ bokk ñu itam pour ñuy préparer dëgmal dara il faut que ñu woo leen ñoo toog ñu waxtaan ak ñoom woo nañ leen waxtaan ak ñoom dénk na leen ne leen kat mbal mi mën nga def suñu poche mbal mi def ko suñu laveur mais il faut que oto yi mën a génn mën ko jël donc ci loolu woo nañ leen waxtaan nañ ak ñoom jël disposition yi pour ñu mën ñu accompagner parce que bu ñu amee oto yooyu tamit également dina gën a yombal taxawaay bi am na ci loo xamante également mooy tracé BRT bi mu nekk genre barab yoo xam ne sénégalais yi dafay nekk barab boo xam ne dañuy attiré pour ñu mën fa di tuur mbalit moo loolu tamit jël nañ ci ay matuwaay yu taxaw temm parce que de rond-point Jadida ca Guédiawaye ba ci Ndakaaru am na ci tracé bi yëpp jël nañ fa dispositif boo xam ne teg ci ay caisse teg ci ay bac jël éléments yi nag def leen fa en permanence pour ñu def surveillance et foofu ñu ngi fa def H24 parce que buñ ko bàyyee rek nit ñi mën a ñëw di tuur mbaa def na li am na loo xamante déjà commencé nañ ko anticiper nañ ko nettoyer nañ ko remettre nañ ko à niveau mais dañ ko continuer waaye yemul rek également ci xeet yooyu ñu gis ne Ndakaaru am na leneen loo xamante ne day nekk ay zone yoo xam ne day attirer population bi te képp ku gis mbali rek da nga fay fexe di sànni mooy les canaux à ciel ouvert gis nañ ko Wakaam gis ko Rufisque gis ko Patte Tailleur ci canal 4 bi gis nga ni mel donc suñu def attention foofu tamit ni mu mel ci BRT bi mel ko ci yenn ruq yi ak yenn points yi mun am débordement donc ci foofu tamit dañ taxaw temm pour que maintenant lépp loo xamante ne defoon nañ ci effort te foofu di gërëm bu baax suñu kilifa suñu directeur Mass Thiam parce que amaana ni mu ko gisee ne moom day jaay propreté ñun am na ay jamono gisee wuñ ko noonu parce que nag am na parce que suñu prérogative parce que curé dans un canal à ciel ouvert bi nga xamante ne gestion des déchets liquides la bu ko neexoon mu ne lii suñu compétence mais nee na Sénégal set wecc moo ko ñor Sénégal nekk ci environnement boo xam ne bu environnement bu salubre et foofu dafa changer sa paradigme dañu wax ñun ay nettoiement mais dafa ñëw ne moom daf ne propreté c'est plus englobant donc loolu moo tax mu ne lépp loo xam ne barab boo xam ne la rek mun na am gàllankoor mun na indi ay jafe-jafe ci loo xam ne dina am répercussion maintenant ci suñu wàllu cet ci de façon globale nañ jël ay temps nañ jël ay matuwaay mu libéré ay pocolin libéré ay matériels mucc ayib yoo xam ne ça coûte très cher ñu libéré canal yi curé ko anticiper et loolu tamit ñu ñaan Sénégalais yëpp bu ñu tamit jël BRT bi mbala canal à ciel ouvert yi mbala yenn xeetu PRN yi di fa def di ko surchargé nañ ñu may rek ñu xaar tuuti ba nga xamante ne chemin bi ñu teg sur le plan opérationnel ak oto mbalit yi en suffisance ñu mën a xaar mu waxtu woowu ñu mën a génne si mbalit pour ñu mën ko jël de façon convenable. yaa ngi naan am na dispositif yu ngeen teg ci Ndakaaru ak Sénégal yëpp waaye propreté wala cet du wàllum pôle mbalit rek est-ce que amul lu ngeen raté maanaam benn pàcc boo xamante ne da ngeen ko fàtte si liggéey bi muy wàllu sensibilisation. fàtte wuñu ko parce que ñun tamit comme li nga wax rek lu am solo la nag trop parce que tamit loo jël matuwaay loo teg bag loo teg maintenant dispositif ñuy bàyyi di tour chaque jour ñu gis ne éléments yi ñu terrain bi matul doyul li ci ëpp solo ko wax nga ko mooy il faut que population bi jàpp ci liggéey bi jàpp ci mbir mi boo xam ne man li may tourné di ko tilimal man maa ko doon defar waruma xaar rek agent UCG nettoiement yi ngàcce ngalaama ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ci taxawaay bi ak ci engagement bi ak dévouement bi waaye tamit nag li lay xam ne ñu ngi ñaan population bi nañ ci dugal seen i loxo jàpp ci taxaw ci tem xam ne la ñuy tilimal seen i mbir la seen i yëf la ku ci nekk rek bu jàppoon ne man mii kat fi may tilimal loolu ma ko tilimal def effort yoo xamante ne dina mën a téye mbalitam ci nu gën a rafetee parce que ñu ngi nag xalaat toujours nelawatuñu yëndalatuñu pour di xalaat naka la ñu gën a mën a améliorer maintenant la situation naka la ñu mën a tegee ay points propres naka la ñu mën a defee ay points tabaski naka la ñu mën a defee ay points de propreté ñu gis ko partout dans le Sénégal mais nañu ñaan population bi aussi tamit ñoom itam seen wàllu ñu def ko ci waaye lu foofu tamit ñu ni rek na saxuñu parce que comme ni nga waxee ne la ñu créer points yi créer lii am na benn kuréel goo xam ne la ñuy wax UVS ñu am ko suñu biir bi patron bi masse bi mu ñëwee am na ci beneen taxawaay boo xam ne def na ko ci yokku na ko soppi na ko doxalin bi mu ngi ci beneen changement boo xam ne je pense que bu ñu ko paree ba tegal ko Sénégal yi dañuy gën a gis situation bu gën a meilleure ba li ñu bëgg ci population yi ñu jàpp ci mbir mi dugal seen loxo pour mën ko ci sof pour que ñu mën a am dans la chaîne de valeur
mooy ñi ki tuur ba fi ñu yóbbee ci décharge bi ñu mën ci bokk maintenant pour ñu mën a garantir au Sénégalais benn niveau de propreté boo xam ne dina mën a yëkkati Sénégal ci situation bi ñu bëgg. ku ne UCG di nga ni am na ay kilifa am na ay décideurs ñoo xamante ñoom ñooy teg politique gu kër googu ni muy liggéeyee waaye ñi ci gën a nemmeeku moom mooy ñi nekk ci mbedd mi ñi for mbalit mi ñi bale dëkk bi ñu nemmeeku ni depuis quelque temps li ñuy dégg ci seen i kàddu moom mooy nekkin bi ñu nekk daanaka dafa xaw a jafe ndaxte payoor gi tollul noonu ni mu war est-ce que buñ leen gënutee dëgëral dinañ mën a egg am objectif yi nga xamante ne moom atteindre objectif yi ngeen fixé wu. souvent bu ñu génnee man damay faral di wax suñu agent yooyu c'est vrai que dañ leen gërëm bu baax taxawaay bi rafet na parce que am na ay jamono pour nga gis ko taxaw dëkk ci koñ mbaa ci gox liggéey ci mbalit mi dafa jafe woon suñu agent di doon turbané wu maintenant pour di génn di liggéey léegi loolu décomplexe nañ ko lu amatul léegi fu mu ne nii je pense que boo gisee tey boîte Sénégal yi di gën a am tey demande yoo xam ne ñu ngi nekk di xaar pour bëgg a dugg ci mbalit mi di liggéey je pense que UCG la li ñuy jël par dossier rek bëgg a liggéey rek kenn xamul toll ça veut dire que maintenant am ci loo xamante ne renversé nañ tendance boobu nga xamante ne la perception négative boobu ni ñu amoon ci mbalit mi léegi je pense que loolu ce n'est plus une affaire tabou mais dindi nañ ko ci Sénégalais yi ci loolu tamit damay jàpp ne boîte bi suñu demee tey ba taxaw di ci xar suñu tànku tubéy di ci góorgóorlu pour ñu mën a changer statut bi jàpp naa ne loolu tamit dina influer maintenant ci taxawaay bi ak ci nekkin bi li ñu am naam mën naam sa baax na de mais nag xam nga doomu aadama moom chaque jour day bëgg di gën a am yokkute gën a am kii mais jàpp naa ne daal li ci am solo ñu ngi koy def li nga xamante mooy payoor gi du taxaw du tardé li nga xamante ne même bu néewee sax du tardé mais li nga xamante ne mooy waxtaan bi ñu am ak ñoom du tardé te damay faral di wax ne suñu kilifa gi bi mu ñëwee bees dafa fekk mu fekkee situation bu délicate benn agent bu doon dem retraite bi mu waree dem ñu war ko signer benn bon de kii pour mu kii bi mooy li mu war a fayku ak kii bi yoon mais bi mu ñëwee mu xool ko ne la dafa téye gémmiñ bi et il nous a appelé nañu lii de moom doy na waar ça veut dire que maintenant kooku mu ngi xool ci niveau salaire bi nga xamante ne am na ko dem ba dem retraite am na loo xam ne sa mënu ko yóbbu pour préparer wu dem retraite am donc loolu mu nekk jafe-jafe bu métti bu mag bu bokk ci yi nga xamante ne naqari na ko bokk na ci yi nga xamante ne dem ba nga xamante agent yi salaire bi ñu am bu ñu ci bëggee tabax kër bu ñu ci bëggee dem l'hôpital mbaa ñu jël seen sécurité maladie ça pose problème mais donc yooyu yëpp ay jafe-jafe yoo xam ne fa mu ko waree wax na ko ba mu ko waree taxaw na ci et je pense que nañ ñaan yàlla rek lépp loo xam ne mébét la et son excellence monsieur le chef de l'État am na ci yéene pour accompagner dans ce processus là et donc loolu la ñuy ñaan rek pour ñu mën ko am dañuy ñaan rek ñu def ndànk ñun ñëpp rek je pense que mbir mi yaatu na et puis bu ñu góorgóorloo ñun ñëpp rek ba li nga xamante ne te nag bala nga am ne fa li ñu ñaan Sénégal yi ñu ñaan suñu technicien suufasi mooy nañu fexe ñu góorgóorlu bu baax a baax ba nga xamante ne li ñuy dénk ñun matal nañ ko mat sëkk bu defee nag ñu mën a taxaw ne président lii kat je pense que comme dénk nga ñu ko matal nañ ko mat sëkk ñun tam ñu ngi lay ñaan lii ak li nga defal ñu ko je pense que bu baax dina gën a neex ci suñu ministre tamit Abdoulaye Seydou Sow bi nga xamante ne ba mu ñëwee ba léegi moom itamit yàqul ci dara jàpp na ci taxaw na ci pour gunge ñu ñun ñëpp ci li nga xamante ne mooy ñu yokk situation liggéey bi jàpp ci mbir mu gën a dox ñu gën a mën a am koom-koom pour ñu mën a gën a gérer Sénégal pour mu nekk un Sénégal bu bees Sénégal bu set wecc. ñu ngi wax tabaski mais tabaski ñetti fan la rek te Sénégal day wëy cat ki ñu doon loo xam ne dañ koy soxla tout le temps ba am na sax ay projets yoo xamante ne daan nañ ko fi lancé bokk na ci bésum seetal mais buñ koy dégg ak gis ni nga xamante ni noonu la si Sénégalais yi mel day mel ni ab slogan la rek buñ fi teg waaye jëfe gi dafay des. waaw ñun moom xam nga ñun on fait du everyday cleaning tous les jours ñun ñu ngi ci mbedd mi. ñun xaaruñu ay bésub setal c'est vrai que nag son excellence monsieur le président de la République li mu dëgmal noonu li mu gindi noonu lu am solo la mais ne ko nit ñi xam surtout les maires population yi xam ko xam lu tax ñu wax ko parce que tey nag dama ne mënuñ jël ñun UCG mbala SONAGED kër gu nekk mbala mbedd bu nekk mbala marché bu nekk ñu teg fa nit mënu nekk c'est pas possible il faut que ñu comprendre benn affaire gestion des déchets c'est une gestion transversale dafa laaj képp ku nekk ci nit askan bi rek war nga mën a ci bokk ñëw dugal sa loxo donc bu ñu bésub setal nag bëggatuñu xamee ku UCG malgré que ñun ñu lañ ko dénk nag ñu ngi woyal politique bi mais li ñu bëgg mooy ñëpp dugal seen loxo ñëpp jàpp ci tous les acteurs surtout la population suñ ko dugalee boobu association yi bàjjenu gox yi association kii GP groupement de femmes yi ñëpp dugal seen loxo jàpp ne mbir mi seen mbir la defar seen ruuxa defar seen koñ je pense que li dina gën a di dëggal jaayoon je pense que barki démb bi ñu jógee Diourbel li ñu gis mooy xam nga souvent maire yi am na ci ñoo xamante tamit amuñu woon engagement boobu lu leen gis des fois ñu génn ci mbir mi da nga leen gis ne délégué de quartier yi amul délégué de marché yi amuñ ko doon defuñ ko woon priorité mais léegi gis nañ ne da ngay ñëw ci bés boobu gars yi buuxante pour taxaw ne man kat marché ma son marché la maa fa nekk dinaa ci jàpp
nga gis ku ci nekk fu mu nekk rek jàpp ci foofu tamit dañuy gërëm bu baax suñu le ministre de l'environnement Abdou Karim Sall bi taxawaay bu rafet moom itam gunge son homologue ministre Abdoulaye Seydou Sow jàppale ko ci mbir mi parce que nag moom il a compris que la gestion des déchets est une question transversale et loolu rek la ñuy woo ñëpp collectivités territoriales yeeg délégation yëpp ak surtout vous les gens de la presse Walfadjri moom wax dëgg yàlla ngàcce ngalaama et sur cette tribune nous vous remercions nous vous encourageons parce que gis nañ taxawaay bi gis nañ jàppale bi parce que am na ci yoo xam ne ñu ngi koy gis à chaque fois ngeen ñu accompagner suñu agents yi ci wàllu couverture bi ci wàllu communiqué bi faux émission buy ñetti minutes sax da nga gis ñu wax ci affaire de propreté ak ban taxawaay la askan bi war a mën a def pour ñu mën a garantir mën a au Sénégalais mais concept yooyu Assane du concept yu galvaudé c'est très bien mais nit ñi nañ ko décoder pour mën a xam naka lañ mën nekk un déclic pour tous les Sénégalais pour ñu mën a jàpp ci mbir mi pour mën a wéyal un Sénégal propre. si décodage bi nga xamante ni sax nit ñi war nañ ko def si loolu est-ce que du terme bi nga utiliser sànq moom mooy solution bi everyday cleaning. absolument ñu ngi ci mais ñu ngi ñaan rek également. parce que boo jëlee weer bëgg see setal benn bés. day doy c'est pas possible donc maintenant loolu ñu loolu lañ ci jubluwoon donc bu ñu koy def pour wax nit ñi dañu gën a mën ci mu nekk bés boo xam ne bésub lu communication la bésub plaidoyer la pour que ñëpp mën a jël seen mbir mi jàpp ci amaana am na ñoo xamante ni nit a ngi toog ci lu xamul lu xew xamul comprendre wul mais bu dee bés bi am na bañ taxaw jëmmal Diourbel mbir mi taxaw fa oo ñëpp gouverneur yi jiite ko ñu oo ñëpp ñu taxaw ci boobaa nag amatul leneen parce que boobu c'est la République qui a convoqué loolu dina tax amaana ñi yaakaar ne léeg-léeg la mbaa benn boor la ñëpp mën ci dugal seen loxo en tout cas daal loolu la ñuy ñaan pour que nit ñi xam ko et loolu tamit presse bi dañ ci am taxawaay bu am solo et donc ci bokk na ci lu li ñu rafetlu bu baax mooy également invitation yi pour que ñu dëgmal ko mën a wax ak Sénégalais yi nit ñëpp xam ne mbir mi suñu mbir la Dakar suñu xëyee tabaski bala ba ngoon jot ñu gis Sénégal leer nañ rafet comme ni ñu ko defee woon daaw je pense que day nekk fierté tout le monde et donc loolu la ñuy ñaan rek pour ci tous les Sénégalais tous les segments moo xam tous les sectoriels également ñu dugal seen loxo pour ñu mën a gunge ñu pour ñu mën a garantir maintenant aux Sénégalais li ñu soxla ci wàllu set. Lamine Kébé njiital UCG ci Ndakaaru nekk suñu gan ci magazine de la mi-journée ñu waxtaanee un peu dikkaat ci tabaski bi ak dispositif yi nga xamante ni te ngeen ko ci Ndakaaru wax nga ci ay points yu bëri yoo xamante ni loolu ngeen fas yéene def mais set gi du si Ndakaaru rek yeneen gox yi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal bokk na yi ci liñ leen dénk. waaw ci ni ñu koy defee fii je pense que ni ñu ko defee ci Walfadjri fii amaana mun suñu coordonnateur de pôle yi parce que juróom benn 5 Dakar dañ ko diviser en 6 pôles ñëpp a nga fa li ñu jotee planification Dakar wax ne Dakar ñu ngi war a def 42 points de truc def lii am benn centre d'appel boo xamante dañ koy mettre en place au Sénégalais pour que lépp loo xam ne mooy gestion des anomalies ñu mën ko remonter ci numéro boo xamante ne mooy 202 1 2 3 numéro boobu ñu mën ko communiquer pour que képp koo xamante ne sentir nga ne li doxul rek nga kii ko ci noonu lañ ko defee maintenant pour sur tout le territoire national parce que li ñuy wax mooy suñu patron suñu kilifa li ñuy wax mu ne moom li mu bëgg mooy li muy wan waa Dakar di ko wan waa Almadies di ko wan waa Médina di ko wan waa Grand Yoff loolu la bëgg a wan waa Fongolimbi wan ko waa Tambacounda wan ko waa Agnam Civol donc li ci am solo mooy li ñu def le même service que nous offrons au Dakarois c'est le même service que nous offrons partout et que ci tabaski bi matuwaay yu ñu jël pour def ko ci Ndakaaru lañ def maintenant ci yeneen pôles yi suñu collègue yëpp sànq ni ñu ngi envoyé seen planification yi ak seen kii yëpp ñu ngi war a jël seen taxaw nañ tamit ñoom itam pour accompagner Sénégalais yëpp de quelques zones où ils se situent pour que ñu mën a am tabaski bu set sa tabaski daal bu mucc ayib. li ñuy gisee Sénégalais yuy sànni seen i mbalit ci wetu pôle yi bëri na man ñu teg pôle mbalit ñu sànni ko si à côté ñu jëm si tabaski ngeen yokk seen dispositif yokk pôle yi lan mooy kàddu bi nga jàggaleel Sénégalais yooyu. waaw Sénégalais yi Assane dañuy ñaan rek ñu am ñu gën a dugal seen loxo ci mbir bi xam ne mbalit mi moom pour ñëpp la cadre de vie bu décent je pense que ñëpp ci jëriñoo. ni ñu fexe rek li laa war a sóoli boo fekkee bac bu fees wax dëgg yàlla nag fu place mbalit tout mbalit xamul fa place mais da ngay gis sa Sénégalais yoo xam ne bac du fees ñu ñëw tuur ko ci pegg bi donc loolu mbaa jël seen i doom leen yónni pour ñuy tuur këpp ko ci point de caisse yi nga xamante ne dafa am hauteur donc loolu bu àggee xale bi mënul jël mbalit mi di ko këpp ci biir caisse bi rek mais da koy tuur ci suuf rek donc nañu arrêté loolu ñu wax Sénégalais yi bu baax nañu tamit taxaw xam ne nañu dimbalee ñu mbalit xale du wala loolu tuur mbalit déjà loolu rafetul donc beneen bi nga xamante moo am di leen di ñaan rek ñu gën a xam nañ situation bi ñuy dund bu baax parce que kër yi xam nañ ne xam na neexul dëkk ak mbalit mi nga xamante moo benn tabaski parce que dafa am beneen odeur bi muy am mais ñu muñul rek parce que jëlañ matuwaay yi
ci waxtu yoo xamante ne bu ñu lewetee rek ci ay minutes yu néew oto yi dañu dugg ci mbedd yëpp ci ruq-ruqaat yëpp pour que mën a génne mbalit yi waaye ñu ne tamit fekkente ne loolu mënuñu ko xaar am na benn point propre bu leen tegal à côté dafa caisse spéciale ñu ne loolu doyul ñu ne am na bac ñu leen tegal ci côté yi am na doyul ñu ne nag non déet bu loolu doyul sax suñu point de regroupement normal yi nga xamante ne tey moo changé xar-xaramu Ndakaaru bi gis nañ fa ñu fa teg te def nañ fa dispositif bu mucc ay boo xamante ne fépp fu bac di xaw a fees rek oto yaa ngi taxaw pour jël maintenant pour lever ko donc di ñaan Sénégalais yi ñu jël leur mal à patience xaar oto yi ba ñu génn parce que buñ ko tuuree ci suuf rek indil ñu jafe-jafe parce que reprise bi day gën a métti te day gën a yàgg waxtu bi dana gën a parce que mooy tax nag leen fu ñu mën a dem ci ay minutes ci ñaari minutes dañ ko fay def duñ fa mën a dem duñ ko mën a dem donc dañuy loolu lañuy ñaan rek Sénégalais yi gën a xaar ñu ngi mobiliser ñu tamit suñu UVS bi dañ génn nañ ñu ngi ci marché yi ku gis marché HLM yi mel Tabaski Castor Sandaga day compliqué donc yooyu jël nañu ay matuwaay yoo xamante ne ci ñi ngi ko tegee ci BRT bi tracé bi teg ko ci canal à ciel ouvert yi dañ ko tegee également ci site de forte production yi nga xamante ne moo mel ni ci marché yooyu noonu. Lamine Kébé ñu jaajëfal la. Assane ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. Lamine Kébé coordonnateur départemental bu Dakar maanaam moo jiite UCG fii si Ndakaaru nekkoon suñu gan si magasin de la mi-journée ñu jaajëfal leen yéen mbokk yi ci teewlu bi ci Walf TV bàyyi leen nag suñuy programme ñu yàlla ak jàmm.